bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa imam as-siddiqin abil abbasi ahmad at-tijani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziin xaasatan saahibul kitaab sayyidi wa qurratu ayni Salaahuddin wa jamii' ahbaabihi wal muntasibiin amma ba'du. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te ñaan suñu borom subhaanahu wa ta'ala boole ñu jéggal ci barke Rasulullah alayhi salaatu wassalaam ñu ñaan ñëpp dégg ñu léegi kon xam naa insha allahu taala li ñu wax maanaam liggéey bi nga xamante ne wala njàngat bi nga xamante ne moom la ñu waroon a tàmbali tey suñu borom subhaanahu wa taala ci mbaaxam ak ci xéewalam gu yaatu ak ci tawfiqam mu dëpp lañu ci ñu war koo tàmbali insha allah di ñaan nag suñu borom subhaanahu wa taala mu defal ñu ci ak jàppandal akuk yombal akuk woyofal ci barke rasulullah alayhi salaatu wassalaam barke Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak barke borom téere bi muy téere bu ñuy wax Kunûzul Haqâ'iq boo xamante ne ki ko bind moom mooy samaahatul imam al-allaama al-cheikh al-sharif Salahuddin at-Tijani al-Hasani radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi wa saqaana Allahu min bahri bi a'zami al-ku'usi wal awaani. sama borom nag subhaanahu wa ta'ala dafa bind nit ñi ak ñu dul nit maanaam dafa bind jinne yi ak doomu aadama yi ngir ñu jaamu ko comme ni nga xamante ne noonu la ko ñëpp xamee. mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduuni binduma jinne ak doomu aadama lu dul pour ñu jaamu ma jaamu googu nag nga xamante ne moom moo tax mu bind jinne ak doomu aadama dafa nekk loo xamante ne dafa war daf leen di war au contraire dafa war ñëpp mais dafa am maanaam ñëpp dañ koy def wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul dara lu dul day sàbbaal borom subhanahu wa ta'ala di ko sant waaye nag dafa fekk ne yéen doo leen comprendre ñoom ni ñu koy defe donc ñoom ñëpp d'accord nañ maanaam ñoom ñëpp dañ koy def nit nag ak jinne ak nit ñoom sama borom subhanahu wa ta'ala tam da leen a bind ñoom seen lépp di jaamu yàlla mais sauf que dafa am loo xam ne dañ koy def volontairement ñu koy def involontairement maanaam jaamu yàlla mu am tamit yoo xamante ne dañ leen koo teg de telle sorte que kon pour ñu dugg ci xadara yàlla bi surtout nit dafa war a nekk koo xamante ne fu mu toll instant bu ne yàlla comme daf ko bind rien que pour mu jaamu ko moom la wax defuma lu dul pour moom wa maa xalaqtul jinna wal insa illa binduma gis nga jinne ak nit lu dul pour benn affaire kese mooy nañ koy nekk di ko jaamu saa su ne donc ce qui fait que ni dafa am ay teggin jaamu yàlla googu am tamit mu war a nekk koo xam te ne léppam maanaam ay yëngatoom ak ay dalam ay waxam ak ay noppeem taxawam ak toogam nelawam ak yeewoom lépp jaamu yàlla war a doon instant bu nekk dafa war a nekk ci jaamu yàlla mais loolu pour nga mën ko il faut que nga am loo xamante ne moom la ñuy wax al ihsaan moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis boobu nga xam ne mooy xadisu Jibril alayhi salaam te mu nekk ci
njaal benn kitaabul iman bu Sahih imam Muslim rahimahullah te aussi moom muy xadisu Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mu jële ko ci baayam niki noonu xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu nekk ci ñaari Sahih yi boobu noonu mooy ne bi mu laajee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni Seydina Jibril alayhi salaam dafa laaj Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan mooy islam lan mooy iman ak lan mooy ihsan ci biir bi mu yegsee ci ihsan daf koo xamal ne ko al ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ihsan mooy rafetal mooy ngay jaamu yàlla ba mu mel ne yaa ngi koy gis te nga xam ne yow soo ko gisul moom yàlla mi ngi lay gis réalité boobu nag nga xamante ne loolu maanaam boobu bu demee ba sax ci sa xol nga xamante ne yow foo tollu yaa ngi contempler yàlla maanaam yaa ngi ci mushahada maanaam ci contemplation témoignage boobu nga xamante ne yaa ngi ci par rapport sa diggante ak sa borom ak teggi ni nga xamante ne moom nga war a amal loolu moom mooy ihsaan te loolu kon kenn du mën a tudd rafetal googu lu dul ñu tudd al ixlaas mooy di sellal lu dul ñu tudd li ñuy wax sidqu tawajjuh mooy dëggu jublu gi nit ki di dëggu ci jublu bi muy jublu ci boromam subhaanahu wa ta'ala loolu nag moom moo tax boroom xam-xam yu mag yi di nitu yàlla yu sell yi radiyallahu anhum taxaw ci di leeral fànn googu noonu fànn googu ñu tuddee ko tasawuf nga xamante ne day sellal nit ki di ko yóbbu ba nga xamante ne day am li nga xamante ne moom mooy day yegg ci niveau boobu day sellal xolam day sellal ay waxam day sellal ay jëfam ba nga xamante ne yëngatoom ak dalam comme ni ñu ko waxee sànq taxawam ak toogam demam ak dikkam waxam ak noppeem lépp maanaam nelawam ak yeewoom lépp ci yàlla lay aju moom day nekk di jóge ci yàlla di dem ci yàlla jaar ci yàlla ba pare ci yàlla lay sukkandikoo ngir def ko maanaam léppam yàlla la loolu nag moom la ñuy tuddee tamit xam-xam boobu la ñuy tuddee xaqiqa dañ koy wax kon tamit xaqiqa mënuñoo nekk nag baal leen ma saa su nekk di wax naan nañ déglu loolu duñ ko mën insha allah kon loolu la ñuy wax xaqiqa xam-xam yi aju ci xaqiqa boobu nag moom la Seydi Salahuddin At-Tidjânî radiyallahu anhu warda wanna bi dajale def ko ci téereem bi mu tuddee ko Kunûzul Haqâ'iq kunûz mooy pluriel la ci kanz kanz mooy trésor mooy kon trésor haqaa'iq mooy haqaa'iq pluriel la ci haqiqa donc mën nañ ko tuddee les trésors des réalités mooy yi nga xamante ne kon nit ki bu bëggee digganteem ak boromam sell de telle sorte que fu mu toll léppam yàlla lay doon maanaam li ko cay jariñ mu dajale réalité yooyu yi nga xamante ne mooy tax nit ki di comprendre maanaam idéologie boobu xam ni mu koy doxale xam ni nga xamante ne noonu la koy jàppe mode de vie ba nga xamante ne day mën exactement dund xaqiqa boobu noonu nga xamante ne léegi léppam yàlla lay doon léppam day nekk ak mbindeef yi ci biti ci zahir waaye biiram yàlla lay nekkal kon xam nañ objectifu téere bi xam nañ téere bi tamit lan la léegi kon ñu ñëw ci gis nañ nit ñi maanaam ñeenti xaaj la ko xaaj téere bi ñeenti xaaj la ko xaaj bu njëkk bi boo ko xoolee da ngay gis ne ay kàddu yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci hikamul ata'iyya
moom la ci def ba pare expliquer ko. alxikam nag mooy les sagesses maanaam les paroles de sagesse al Ata'iyya bu al imam ibn Ata'illah as-Iskandari radiyallahu anhu dafa am ay wax yoo xamante ne parole de sagesse yu rëy rëy la mais bu ñu ko xoolee dañuy gis ne day aju rek ci diggante jaam bi nan la war a doxale par rapport ak boromam foofu daf ciy traité kon ci point boobu maanaam ci kon partie bu njëkk bii nii nga xam ne 79 pages la daf ciy traité loolu noonu nga xamante ne nit yàlla yi dañuy wax sax naan bu doon am na yenn wax bu daganoon yu dagan ñu jullee ko bu dul alquran xikamul Ata'iyya yi lay doon tellement parole de sagesse yu rëy rëy la ci dajale maanaam nit ki diggante moom rek déjà ak borom comportement bi mu war a am li mu war a comprendre ñaareelu xaaj bi mu expliquer ci leeral ci li nga xamante ne maanaam mu nekk tamit genre commentaire ci al-mawaqif wal muxaatabaat bu imam an-Nifari radiyallahu anhu moom tamit dafa mel ni boroomam ci boppam moo doon wax ak jaam mooy wax ak jaam bi maanaam mu mel ni comme si xam nga partie bu njëkk bi jaam bi ci boppam moom mooy xool comportement bi mu am di dellu ci boroomam mais deuxième partie bi dafa mel ni jaam bi day dépasser niveau boobu mel ni léegi boroomam mooy commencer wax ak moom mu koy dégg muy gis réalité yi boromam di wax ak moom beneen jukki bi maanaam beneen partie bi nga xamante ne moom mooy troisième partie bi daf ciy wax ay réalités yoo xamante ne daf ko dajale woon naam ñu nekkoon ci yeneeni téere maanaam ci loolu suñu lecture la loolu lañ ko gisee ne bu ñu xoolee yeneeni téere bi dañuy gis mu am ay réalités yoo xamante ne ñoo fa nekkoon yoo xamante ne yooyu la nekk di développer di leeral mu des beneen partie bi nga xam ne moom mooy ñeenteelu partie bi mu ci développer loo xamante ne ay réalité la tamit mooy ay xaqiqa la mooy ay xaqaayiq yoo xamante ne dafa nekkoon maanaam ay xaqiqa la yu ñuy comprendre ci yenn aaya alquran yi yoo xamante ne dafa am solo que jullit bi buy jàng alquran mu comprendre loolu mu comprendre aaya yooyu comprendre ko ci sens boobu su fekkente ne bëgg na dund li nga xamante ne moom mooy ihsaan boobu te moom mooy an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak mooy na ngay jaamu yàlla mel ni comme si yaa ngi koy gis kon te sa borom subhanahu wa ta'ala saa su nekk mi ngi nekk ak yow te xam ne yow soo ko gisul moom yàlla mi ngi lay gis na nga xam ne yow en tant que nit doomu aadama ci sa biir sa borom subhanahu wa ta'ala maanaam yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam aljanna safara asamaan ak suuf ak lépp mi ngi ci sa biir en tant que doomu aadama sa ruux loolu moom moo tax sa borom moom moo la gën a jege maanaam yow fexeel ba daj ko ci yow fexeel ba daj yàlla boobu ci yow moo tax bul wëri yàlla di feneen kéemtaan gépp kéemtaan nekk na ci koo xamante ne day dox di feneen ci goxu asamaan ak suuf si ne day wëri ji yàlla te xamul ne yàlla bi muy seet moo ko gën a jege buumu xolam yàlla boobu mooy seet wa huwa aqrabu ilaykum wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid moo gën a jege moom yàlla ki doomu aadama ko buumu xolam mooy veine jugulaire bi moo tax jarul nga koy wëri ci feneen ndax mi ngi ci yow soo demee ba daj ko ci yow da nga koy daj ci leneen lu dul moom lu dul yow maanaam kon yow sa lépp da nga ciy daj yàlla subhaanahu wa ta'ala réalité yooyu nag ak ni ngay demee ba am compréhension yooyu ci lu ne ci sa diggante ak sa borom moom lay nekk di développer ci téere bu tedd bu barkeel bii nii léegi mu ne kon alkanzul awwal maanaam première kanzu bi gis nañ ne waxoon nañ ne lan la ci développé hikamul Ata'iyya mais
toppewul lépp maanaam comme ni ko imam Ibn Ata'illah radiyallahu anhu indee mais daf koo teg par thème bu njëkk bi mu ne iradatuka tajrid ma iqamatullah iyyaka fil asbab min shahwatil khafiyya wa iradatuka al asbab ma iqamatullah iyyaka fit tajrid inhitatun 'an ar-rutab al-'aliyya iradatuka sag nam at tajrid mooy futteeku maa ànd ak iqaamatillahi taxawal gi yàlla taxawal iyyaka ci yow fil asbaab ci sabab yi dinaa ñëw ci firi lépp damay firi baat par baat affaire damay firi benn ndànk affaire loolu mu ne kon nag iradat ko kon sax namm at tajrid ci futteeku maa ànd ak iqaamatillahi taxawal gi yàlla taxawal iyyaka ci yow fil asbaab ci sabab yi yàlla taxawal la ci sabab yi mina shahwati dafa bokk ci bànneex yi alxafiyat yu nëbbatu yi wa iradatu ko sax namm nag al asbaaba sabab yi maa ànd ak iqaamatillahi taxawal gi yàlla taxawal iyyaka ci yow maanaam taxawal gi mu la taxawal fi tajridi ci futteeku kooku inxitaatun ak xaweeku la maanaam jóge ci kaw wadd ci suuf mabul hani rotami wëlli martaba al aliyatu yu kawe yi loolu mooy lan loolu mooy maanaam dafa ni ak tajrid xam nga ak tajrid mooy ma ni damay xam nga tey bu ma nee dama simmeeku complètement futteeku maanaam le fait que man ma ni mboolem sabab buy tax maanaam mboolem cause buy tax may mën a am wut affaire u àdduna dama koy maanaam dama ciy deñ complètement yaa ngi dégg kon di def ay effort di wuti ji affaire u àdduna loolu dootuma ko defati loolu mooy ak tajrid bàyyee maanaam nga futteeku ci leneen lu dul sabab yoo xamante ne day tax ngay wuti ji leneen lu dul yàlla mu ne loolu nag taxaw goo nga taxaw maanaam léegi yow bëgg di mel di def ji loolu ànd ak ne yàlla moom ci sabab yi la taxawal maanaam maa iqamatillahi iyyaka fil asbab yi ànd ak ne yàlla moom boo xoolee visiblement li mu bëgg mooy ngay wuti ji yow ngay dem di dox di wut sabab yi tax nga mën a am àdduna mu ne loolu minal shahwatul xafiya loolu dafa bokk ci bànneex yi nëbbatu yi maanaam mooy lan mooy boo xoolee nit koo xamante ne au lieu maanaam yàlla da ko taxawal parce que il faut que ma xam lan moo ma mën a tax maanaam nan laay xàmmee ne yàlla daf may wutloo sabab yi ndax xam nga yàlla daf maa taxawloo ci sabab yi mooy lan mooy ne su may wuti di alalu àdduna su ma ko amee yu baax yëpp dama ko ciy def duma gis nga day tax may gën di mën di def lu baax di dox ci lu baax di ko dépenser fu baax di ko wutee fu baax di dugg wala comprendre nga loolu nag ba pare di defar ay diggante yu baax ci sama alal jooju noonu di ci def ay yoo xamante ne dafay njariñ day am ay njariñ loolu kon damay xam ne yàlla moom ci maanaam daf maa taxawal ci sabab yi mooy iqamatullah iyyaka fil asbab kon yàlla daf laa taxawal ci sabab yi léegi nag yow nga ni comme yàlla def loolu moo tax bul génn ci loolu nekkal ci loolu parce que yàlla loolu la bëgg ci yow maintenant nag mu des wa iradatukal asbab léegi nag ngay bëgg nag naan léegi non il faut ma dem wuti ji affaire àdduna kii dajale ko et cetera maa iqamatullahi iyyaka fi tajrid ànd ak ne yàlla moom li mu nangu ci yow mooy nga futteeku maanaam mooy nga sukkandiku ci moom wéeru ci moom dellu ci moom maanaam bañ di wut sabab boo xam te ne day tax ngay dajale maanaam affaire àdduna loolu noonu mu ne kooku inhitaatun an rutabil aliyya la kooku parce que il faut que ñu maanaam inhitaatun ak xaaweeku la an rutabil aliyya wala maanaam martaba yi nga xam te ñoom ñooy yu kawe yi la loolu mooy lan concrètement parce que mooy ne il faut que ñu xam benn affaire mooy ne yàlla sama borom subhaanahu wa ta'ala dafa am ñoo xamante ne daf leen a bind pour ñuy dajale maanaam loolu mooy lu ëpp ci nit ñi mooy ñuy wut affaire àdduna di ko dajale di ko wut pour seen àdduna jag à travers seen àdduna ni mu jage seen àllaxira tamit jag ñu xool ni ñuy gérer li leen yàlla jox ci àdduna bu ko defee ñuy mën ci def lu baax ba seen àllaxira jage ci seen digganteeg seen borom tamit jaare ca jage ci loolu mooy li ëpp ci nit ñi. am na nag ñoo xamante ne ñooñu yooyu ay nit ñu particulier lañ ñoo xamante ne yàlla daf leen a
woomal wëllif lépp loo xamante ne am amu àdduna la ak wut du ñuy wuti ji dara ci àdduna ñoom yàlla noonu la leen def yàlla moo leen bindee noonu ñooñu ay xawaas lañ léegi nag yow yàlla bu la mayee loolu yàlla bu la mayee loolu yow tamit waruloo nekk koo xamante ne danga naan non mais foog ma non quand même maanaam waaw maanaam foog ma def non kon ma def comme ñëpp nangam loolu soo ko defee da ngay juum parce que yàlla daf laa yëkkati ci martaba bu kawe parce que li mu la jox li mu la defal ba nga xamante ne yow say mbir dépendrul ci kenn ku dul ci yàlla loolu lu kawe la ñu bari li ëpp ci nit ñi meluñu noonu lu du dëgg léegi nag yow nga bàyyi loolu foofu la yàlla teg ngay wàcc sa bopp kooku moom mooy yow da ngaa xawee ku jóge ci martaba yu kawe yi wàcc ci suuf amma ki nga xamante ne moom mooy ku njëkk ki mu bëgg di def comme ku mujj ki maanaam comme ku particulier kee loolu moom bànneex la parce que bànneexu bakkanam la topp sauf que dafa nëbbatu li tax mu nëbbatu nag mooy dafa gisul ne sama borom subhaanahu wa taala parce que moom li mu bëgg mooy dem ba nga xamante ne maanaam li muy wut rek ay martaba rek lay wut ak i maqaama ay martaba ak i maqaama yooyu muy wut nag looloo tax mu loolu mbir moomu nekk lan ay mbir yu nëbbatu ndax lan ndax nit ki benn objectif la war a am muy yàlla te jaam bi jaam rek la te jaam du xool maanaam du lijjanti ana fan lañ koy jëme boroomam mooy xool fa mu koy jëme mu jëme ko fa loolu la lay wax mu ne attaraj léegi nag shérif bi muy expliquer notion boobu mu ne at-tajarrudu huwa mufaraqatul ibad huwa mufaraqatul mu'tad wa mukhalafatul murad xam nga surtout partie bii nii ci téere bi dafa bokk ci partie yi gën a difficile et en plus shérif bi radiyallahu anhu da ngay gis buy expliquer day utiliser style maanaam shaja bi daf koy continuer maanaam mooy shaja mooy bu may wax ji mel ni luy rimer maanaam ba tey daf ko téye mu ne at-tajarrudu huwa mufaraqatul mu'tad wa mukhalafatul murad futteeku nag dëgg-dëgg mooy nga tàqalikoog li nga xam ne mooy sa aada li nga tàmm di ko baaxoo di ko def ba pare nga wuuteeg li nga xam ne moom mooy sa namm alal ibaad ci jaam bi mu ne qad yalbasul iblis fa yazharu muraadahu fi surati ma'na an-nafis fa ya'ti bi surati nafihin fa ya'muru bit tajridi fa idha tajarrada wa ba'a mata'ahu wa tallaqa nisa'ahu wa taraka al-ma'lufat wa tajannaba al-'adat muntaziran lil fathi wa yakunu sabaqa fil azali annahu laysa min ahli dhalika ash-sha'n fala yazhar bi shay'in fa yatakaddaru safa'uhu wa rubbama tazalzala imanuhu mu ne léeg-léeg jaam bi iblis day ñëw feeñal namm-nammam ci jëmmuk maanaa boo xam ne maanaa bu am solo la maanaam sens bu am solo ñëw di ko wan mbir yoo xamante ne di ko naan ko c'est comme si daf koy naasex maanaam mooy conseiller la mu daal koy digal ne ko futteekul gis nga adduna bi jarul matuta jàpp adduna amul solo fi mu toll yàlla rek am solo yow nag da nga xam nga nit yàlla yi ñoom yàlla rek moo leen yitteel ñoom gis nga affaire adduna bëgguñu ci dara loolu nag Iblis ñëw wax la ko nee na bu ko defee waa ji moom daal di jaay li nga xamante ne moom mooy ay bagages yi mu amoon daal di tàqali ko ak soxnaam yi daal di bàyyi lépp li nga xamante ne moom la amoon dégg nga ne dootul lekk te yàpp dootul naanati café waaw meew dootul naanati meew bàyyi ndékki lépp li nga xamante ne moom la tàmmoon di ko def léegi mu bàyyi ko ndax Iblis ñëw na ndax na ko wax na ko ne ko saa yi bàyyil affaire adduna yi amul solo nangam léegi bi nga xamante ne moom la def la léegi nag mu defee ne loolu day tax mu amay fatxu maanaam ñaan xam nga affaire yi boo bëggee am fatxu maanaam mooy illumination la grande illumination
mu ne soo ko bëggee am il faut que nga nekk koo xam ne da ngay dëddu àdduna bàyyi affaire u àdduna yi yàlla rek nekk sa xol yooyu noonu moom nag mu dégg loolu foog ne nii lañ koy defee maanaam mu foog ne façon bii la mu commencé di doxalee noonu léegi bi muy doxalee noonu fekk nag yàlla moom ca azal mooy ba dara xewagul mooy pré-éternité yàlla dafa dogaloon ne moom bokkul ci genre nit yooyu léegi nag bu boobaa dootul amati maanaam non seulement du am loolu waaye sellte gi mu doon am sax parce que maanaam sellte gi mu daan am ak si néew parce que au moins mi ngi doon julli mi ngi doon woor mi ngi doon toppatoo digganteem ak boroomam di am as tuutam di ko def ci lu baax di ko dépenser fu baax di dimbali nit ñi et cetera loolu nag foofu léegi mënatu ko doot ko mënati mu ne ngëm yàllaam nag mu ne loolu day gis cell teem googu nag commencé nëx maanaam am ay trouble cell te gi day commencé am ay trouble ba pare mu ne ngëm yàllaam day rëngi-rëngi day yëngatu léeg-léeg sax maanaam léeg-léeg nit ki dem ba nga xamante ne ngëm yàllaam ci boppam lay affaire bi di atteindre ndekete booba seytaane moo ko nax mu ne amma sha'nu as-sadiqina fa innahum la yakhrujuna min halin ila hal hatta yakuna al-haqq huwa alladhi yukhrijuhum mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu dëgguñu nag taalibe yi nga xam te ne dañoo dëggu te bëgg a dem ci seen borom subhaanahu wa ta'ala mu ne ñooñu noonu duñu génnee ci benn xaal di dem ci beneen xaal lu dul ne yàlla moo leen cay génnee lu am solo la nit ki léeg-léeg day nekk ci benn xaal benn état d'esprit état d'âme boo xamante ne bu jugee ne daf ciy génn day am problème maanaam dafa war a bàyyi ba boroomam subhaanahu wa ta'ala génne ko ci parce que lenn lu ci nekk day am mandarga maanaam nit ki tey bu ne man day xaal bii nga xam ne moom laa nekkee woon maanaam mooy di wut ay sabab yi comme niñ ko waxee sànq boo ci bëggee génn pour dem bokk ci ñi nga xamante ne ñoom seen lépp dootuñu maanaam sababu affaire luy tax ñu am affaire àdduna ñoom bokkul ci seen i mbir loolu déjà du ñëpp la ko yàlla defal mais ba pare xaal boobu soo ko bëggee mel wóorul mën nga koo def effort dem jéem ko def am ay problème yu dul jeex kon yow da ngaa war a bàyyi ba yàlla génnee la ci xaal bi nga nekk woon yóbbu la ci beneen xaal moo tax mu ne fa laysa sha'n an tatruka sabab mbir mi nekkul ci sabab yi bàyyi la bal an yatrukaka sabab mbir mi nag au contraire mooy yow sabab yi ci boppam ñoo lay baax maanaam yow mbir mi nekkul nga ne man naa bàyyi affaire u àdduna yeeg yooyu déedéet mbir mi mooy ñoom nañ la bàyyi de ce fait yow doo ci amati attachement maanaam doo ci mën a am attachement fala yastaqimu laka wa yata'adharu wa ya'suru 'inda talabihi maanaam mooy lan mooy bu la sabab yi bàyyee mooy da ngay mujj dem koo nekk koo xamante ne yow même affaire àdduna soo ko bëggee am sax da ngay am problème maanaam da nga ko dul mën a amati sax maanaam yow ci sa bopp boo demee di ko wut sax da ngay am buntu yi day mel ni buntu yi dañoo tëju sa ginnaaw alors que boo toogee di jaamu yàlla nekk ci yàlla rek da ngay gis affaire yi yomb lépp dikk simplement facilement kon ñaari façon nit la dafa am ñoo xam ne pour ñu am affaire àdduna il faut ñu dem dugg wuti ci am ñoo xamante ne bu ñu toogee ci la affaire yëpp di ñëw kon bu boobaa nga xam ne yàlla moo la jëlee ci xaal bi yóbbu la ci xaal bee daa bëgg nga mel nii bëggu la boole ci ñee kon il faut nga xam ci ñan la yàlla boole te na nga xam ne la plupart du temps yàlla nit ñu ëpp ci nit ñi ni mu leen def mooy dañoo nekk nit ñoo xamante ne dañu war a dem di wuti ci sabab yi di jë bu boobaa nag le fait que ñu ciy nekk ba pare di ko dépenser fu baax di ko dugal ci fu baax di et cetera di nekk ci lu baax loolu di gën a yombal seen jaamu yàlla seen xel di dal parce que am na ñoo xam ne bu ñu amul dara rek seen xel dootul dal voilà ak yooyu noonu ah ñooñu bu boobaa nga xam ne foofu la yàlla boole nga nekk ci ñooñu loolu ci jëmmi boppam jaamu yàlla la amaa su fekkente ne yàlla daf laa boole ci ñeneen ñi nga xamante ne ñoom bu ñu jugee sax di wuti ji affaire adduna yi nii sax da ngay gis seen affaire yi day mel ni dañu lépp dafa tëju seen ginnaaw ñoom bu ñu toogee di jaamu yàlla nekk ci seen affaire diini yi rek affaire yëpp ay dikk ñooñu noonu ñu xam ne kon yàlla foofu la leen boole.
léegi nag bu la yàlla boolee ci ñu njëkk ñi nga bëgg a ñëw ci ñu ci bokk yow di def lii ñu mujj ñi di def da ngay am problème te loolu ci bànneex yu ndaw yi la bokk maanaam bànneex yu nëbbatu la maanaam mooy ay plaisir yu nëbbatu la. amma ñi nga xamante ne moom mooy beneen côté bi ñu njëkk ña bu la ci yàlla boolee yow nga ni force ci ñu mujj ñi bokk nga ni force ci ñu njëkk ñi ngay bokk loolu mooy yow xamuloo li la yàlla defal ni mu réyee. dégg nga mu ne wa iradatuka al asbab ash-shaghilatu an xidmati rabbil arbab ma iqamati llahi iyyaka fi tadrid inhitatun an ar-rutab al-aliyya mu ne namm gi ngay namm di wut di préoccupé wu ci sabab yi nag te sabab yooyu dañ lay préoccupé dañ lay soxlaal ba tax doo mën a liggéeyal borom bi nga xam ne mooy borom buuri borom yi ànd ak ne yàlla moom li mu la samp mooy daf laa samp ci nga nekk koo xam ne da ngay futteeku moom wax nañ la lan mooy futteeku googu mu ne kooku ak xawweeku la ak màbb la jóge ci martaba yi nga xam ne ñoom ñooy kawe yi mu ne idi tasabbubu an amrillahi tajrid mu ne ndax lan mu ne gis nga ngay dem di wuti ji sabab yuy tax nga am affaire u àdduna bu fekkente ne ci ndigalu yàlla la jóge ndax ci ndigalu yàlla la jóge mu ne loolu ci jëmmi boppam ab xeet la ci xeetu futteeku ci bàyyee lépp yàlla au moment où yow li ngay def nii yàlla maanaam yàlla ci boppam moo ko bëgg parce que boo amul parce que xam ngeen da ngeen a xam ne ku amul alalu àdduna du mën a génne azaka te joxe azaka ndigalu yàlla la ku amul alalu àdduna du mën a maanaam bu lislaam soxlaa alal du ci mën a joxe te loolu tamit ndigalu yàlla la ku amul alalu àdduna du man bu nit ñi nekkee ci ay problème mu mën leen a jàppale te loolu tamit ndigalu yàlla la et cetera toppal loolu du mën a sax dundal njabootam moom ci boppam du mën a defal ay boppam yaay war a tax buy julli au moins xelam dal. kon façon maanaam ngay dem di wuti ji sabab yooyu xeet la ci xeeti futteeku ci leneen lu dul yàlla moom la lay wax noonu benn façon la ci loolu. mu ne wat tajridu an amri nafsi tasabbub amma ngay futteeku nag maanaam nga bàyyi lépp noonu te fekk yàlla digalu la ko mais ci bakkan la mbir mi jóge mu ne loolu xeet la ci xeetu wuti ji affaire u àdduna tamit xeet la ci xeetu wuti ji façon àdduna gis ngeen maanaam toog ne voilà xam nga yi amul solo nangam kii ñu ci affaire yi rek la ñu nekk jaamu yàlla nangam na ah loolu tamit façon la ci sama parce que xam nga nit ñi dañuy xam ne dañ naan woy parce que bu ma nekkee sëriñ nit ñi dañ lay bëgg après dinañ indi addiya yi après nangam kooku xeet la ci façon wuti ci alal aussi bu dëgg voilà mu ne wal mutajarridu an amrillah wal mutasabbibu an amrillah kilahuma sawa allahu akbar mu ne ki nga xamante ne dafa futteeku te mbir mi futteeku googu tukkee ci ndigalu yàlla moom ak ki nga xamante ne ñoom ñooy dem di wuti ji affaire àdduna sabab gi te tamit loolu jugee ci ndigalu yàlla ñoom ñaar ñii ñoo yam képp kenn ku ci nekk da ngaa nekk ci ndigalu yàlla. mu joxe exemple mu ne waxuma ka'abdayni li malikin qaala li ahadihima i'mal wa kul min amali yadik mu ne ñoom ñaar dañoo mel ni ñaari jaam yu benn buur moom kenn ñoo bokk buur bi leen moom mais ñoo ñaar ay jaam lañ mu ne benn jaam bi demal nga liggéeyi ji après demal ci tool yi nga liggéey nangam bayal et cetera maanaam liggéeyal wala ci entreprise bi et cetera après loo ca salaire bi loo ca amee rek nga dundee ko mu mel ni dafa wax kenn ki loolu wa qaala lil axar mu wax ke ca des ne ko ilzam hudur hadrati wala ka qismati taxawal mu nekk ci des yow moom toogal fii ci sama xadara maanaam sama teewaay yow nekkal fii ci sama palais bi rek lépp loo xamante ne moom mooy sa dund maa la ko yoreel maanaam kon moom ñaari jaam la am moom buur bi benn jaam bi dañu ko demal ca entreprise ba ñu embauché la fa nga liggéey léegi yow loo am rek sa salaire la léegi mën nga koo dunde ki ci des nag mën na ko yow toogal fii liggéey dunde maa la ko yoreel
mu ne fa mata xaraja ahaduhuma an muraadi maliki asa al adab ñoom ñaar ñii xeetu jaam yi képp ku ci génn ci namm buuram rek day ñàkki teggin ah notion bu yéeme notion bu yéeme la expliquer ci hikma bi sagesse bii nii lu mat a xàmmee la dëddu àdduna en tant que tel comme niñ koy faral di fàttale du nga ne duma am alal duma wut loo xamante ne teraanga àdduna la du loolu mooy dëddu àdduna mooy nga am ak nga ñàkk lépp loo mën a am ci sa loxo lay ne ci sa poche yi lay nekk ci compte bancaire yi lay nekk ci terrain yi lay nekk bien matériel la rek ni mais du yegg ci sa xol yàlla moo ci ne loolu mooy dëddu àdduna mooy lu ma mënti am du nekk loo xam ne daf may préoccupé ba tax du ma nekk ci sama borom moom amul dara luy dox sama diggante ak moom loolu mooy jëmmi dëddu àdduna mu ñëw ci beneen xikma ci xekam yi mu ne laa tatlub minhu an yukhrijaka min xaalin li yasta'milaka fi ma siwaha falaw aradaka lasta'malaka min ghayri ikhraj mu ne bul sàkku laa tatlub bi tam beneen xikma la bu am solo laa tatlub bul sàkku minhu ci yàlla an yukhrijaka ci mu génnee la min xaalin ci benn xaal bu mu la teg maanaam li continuité la ci bu njëkk bi bul sàkku yàlla di la génnee ci xaal bi mu la teg liyastamilaka ngir mu di la jëfloo di la utiliser fii ma si waxaal ci leneen beneen xaal bu bokkut ak bi mu la teg mu ne lan mu ne falaw araadaka ndax su la namoon ci xaal boobu ci beneen xaal lastamalaka doon na la jëfandikoo utiliser la min ghayri ikhrajin sans sax mu génne la ci xaal boobu bu fekkante ni daf la bëggoon sax utiliser mën na la utiliser sans mu génne la sax ci xaal bi nga ne maanaam benn ci ñaari xaal yi ñu doon jëkk a wax mooy tajrid ak at-tasabbub tajrid mooy lan futteeku gi at-tasabbub mooy diwut voilà sababu àdduna yi mu ne kon bul nekk di sàkku yàlla di la génnee fii yóbbu la fee bul sàkku loolu parce que yàlla mën na la utiliser maqaama bu ñee mën nañ ko am loolu la lay wax maanaam maqaama ci daraja ci diggante ak sa borom bu ñële am ñi nga xam ne ñoom ñooy tajit ñooy def futteeku googu am ñee di sabab lu mën nañ ko am ñoom ñaar ñëpp ay jaam lañ rek comme ni mu ko jeexale sànq fu la yàlla bëgg utiliser yàlla bu la bëggee utiliser daf lay utiliser sans mu génne la sax ci xaal boobu mu ne minal adab tarkul i'tirad bi tarki tamannil xuruj li gharadin minal aghrab mu ne bokk na ci teggin yi mooy nga bàyyee al i'tirad mooy di diingat maanaam i'tirad mooy di gaaral maanaam mel ni ko naan lii d'accorduma ci bi tarki tamannil xuruj li gharadin minal aghrab ci nga di ko jaaree ci di bàyyi maanaam kon teggin gi mooy nga bañ a diingat nga bàyyi lépp loo xam ne i'tirad la diingat ay opposition la loolu nag ni nga koy bàyyee mu ne mooy da nga koy defee ci di bàyyi di mébét ci di génn di jóge ci benn objectif bu mu mën a doon maanaam ngir ab objectif bu mu mën a doon maanaam nga génn ci fi la yàlla teg ngir objectif bu mu mën a doon mu ne fa kam min mutajarridin wasi'a alayhi rizquhu wa mutasabbibin ittasa'a waqtuhu fa jamaa bayna ta'abbudi wa tasabbubi mu ne aka bari koo xamante ne dafa futteeku waaye yàlla dafa yaatal wërsëgam bari na
koo xamante ne pourtant doo futteeku dafa toog noonu rek di jaamu yàlla nekk ci affaire ru yàlla yi rek moom loo ko fekk rek léppam ci loolu la yëngu te pourtant yàlla dafay yaatal wërsëgam loolu bari nañ xam du dëgg mu ne ni ki noonu bëri na tamit koo xamante ne day nekk di wut affaire àdduna di wut di alal àdduna mais pourtant dafa am temps bu baree bari moom tamit maanaam moom peut-être que chef d'entreprise la kii la nangam ah et cetera ah alal yu bari maanaam day gérer alal yu baree bari la am di ko gérer nag bu baax mais ba pare nag am temps libre bu baree bari bu boobaa mu daal di boole diggante di sabablu ngir am alalu àdduna ak di jaamu yàlla ndax dafa am temps aussi. maanaam fii yëpp dafa am benn affaire notion bu spéciale bu muy expliquer mooy lan mooy yàlla fi mu la teg foofooy sa place loolu wax ji yëpp loolu la mooy fi la yàlla teg ndax jaam nga en tant que jaam bul sàkku di déplacer wu di jóge ci fenn dem feneen fi la yàlla teg foofooy sa place mu ne fa xurujuka bi nafsika suu adabin fa aqim haythu aqamaka génn gi ngay génn ci sa bopp maanaam yow nga génnal sa bopp dem ci beneen place moo xam ci kuy futteeku ki la wala kii dem di sabablu affaire adduna la ñoom ñaar ñëpp a ci yem ku ci génn ci xaalam naan day dem ca beneen xaal ba ndax jàpp na ne booboo gën rek kooku ñàkk teggin la digganteem ak boromam mu ne kon nag na nga taxaw fi la yàlla taxawloo saxal ci place bi la yàlla saxal fa aqim haythu aqamaka taxawal fi la yàlla taxaw mu ne wa idha awqafaka bil baabi fala tatlubu dukhula ila ad-dar mu ne su la yàlla ne taxawal ci buntu bi taxaw fa te bul sàkk mu di la dugal ci biir kër gi ndax buntu ba la wax nga yam fa wasbir hatta tadkhulaha ba'da takrar al-idhn lak te na nga muñ mbete xanaa moom yàlla mu dugal maanaam mbete nga dugg fa ginnaaw bi yàlla baa moo ci jox la ndigal ci nga dugg fa wa iyyaka an taqna'a bil izni marratan wahida maa ngi lay moytandikuloo nag ci ngay doyloo ci benn ndigal kese mu jox la ndigal benn yoon kese nga dem li jawaazi kawni makran bika ndax dagan gi mu ne dagan ci mbir mooman maanaam ndigal gu njëkk gi nekk am maanaam pexe boo xam ne da la kaa tëralal fa iza kaana duxulu jabran mahdan lam yu'aqibka ala duxuli su fekkente ne dugg gi nag daf laa forcer rek dugal la ci biir kër gi bu boobaa du la mbugal ci dugg goog dafa dugg wa iza daxalta bi iznin fatruq ra'sak waaye bu fekkente ne daf laa jox maanaam waaye boo ci duggee ci ndigal maanaam na nga wàccee nag sa bopp ghadban tarfaka na ngay xef say bët wàcc say xef mubadiran ila ma amaraka bihi min xidmatin te nga gaaw ci def ndigal ci lim la liggéeyloo maanaam xadara yàlla bi bu la sama borom subhanahu wa ta'ala ne la dugg si ba nga dugg si loolu nag borom niveau yi la bu la yàlla dugal ci xadara yàlla bi ne la duggal te comme avant daf ne la woon nga taxaw xaaral ba mu leer ne effectivement daf laa wax nga dugg bu baax maanaam xaaral ba am ci certitude niki noonu boo nekkee ci gaa yi nga xam ne dañuy nekk ci sabab yi balaa ngay bàyyi sabab boobu pour bokk ci ñi nga xam ne dañuy futteeku noonu ah xaaral ba am ci certitude parce que mën na nekk ne seytaane moo la ko defloo wala mën na nekk tout simplement yàlla moo jaarale foofu maanaam mu nekk makr ndax dañu walla falaa ya'manu makrallahi illa al qawmul xaasirun kenn du wóolu li nga xam ne moom la ñuy wax makrullah mooy pexe buur borom bi subhanahu wa ta'ala maanaam bu dee noonu lañ ko mën tudde lu dul ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñi nga xam ne dañuy perte maanaam ak lu mënti xew yàlla am na ay mbir yoo xamante ne mën na la faa jaarale ngir yàqal la tout pour à jamais loolu moom moo tax il faut que nit ki du wóolu mukk ne ak lu ko garantie yu ko yàlla defal du wóolu ne affaire yi dana baax abadan
tout le temps dana ne mais il se peut que léegi nag mu ne la kon boo la duggloowee sooy dugg na nga wàcce sa bopp ah xef say bët maanaam loolu luy wane la maanaam da ngaa war a am quand même humilité ak modestie ànd ak loolu yëpp nga def rek li la yàlla digal nga liggéeyal borom bi maanaam na la liggéeyal borom bi rek yitteel ghayra talibin li taraqi te bul fa nekk di wut naan damaa bëgg a yéeg maanaam bul wut foofa place yàlla kenn du wut ci moom dara mu ne wala li fatxen bul fa wut tamit fatxu bul ne damaa bëgg ñëw parce que nag dégg naa ne parce que daw kat xam naa ne kat fatxu moom tabarkalla lu am solo la kon man damay wut fatxu ci yàlla dama fatxu di moo ma yitteel maanaam li may def ci jaamu yàlla yi zikkar yeeg werd yeeg yëpp parce que damaa bëgg am fatxu rek bul def loolu wala li xusuusiyatin bul ko def tamit ngir wut jagle parce que dégg zikarikat boo leen di def wala zikar sangam jaamu yàlla sangam et cetera boo koy def da ngay am lan da ngay am ay jagle da ngay am ay particularité maanaam yàlla da lay defal ay may maanaam nan diw borom may la déedéet ndax xam ngeen may yàlla yi may yi ba benn maanaam nit ñi xoolal bu ñu nekkee nii maanaam fii moom mooy ñi nekk ci suuf après mu am ñu nekk ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suuf ba keroog ñuy am wilaya bu mat bi nga xamante ne moom mooy tax ñu nekk ñu mag ñi dañuy def ay effort maanaam di julli di woor di jaamu yàlla di def ay kii et cetera wala yàlla di leen jëkkati ci mbaaxam ba ñu yegg ci fii mais suñu xësee ba yegg ci fii ci niveau yooyu li ci kaw loolu moom du lu nit di liggéey may yàlla la rek maanaam ci biir niveau boobu mi ngi mel ni tey bon mën nañ joxe benn exemple bu ñu mën a comprendre mi ngi mel ni tey dañ naan administrateur civil yi il faut que ñu def kii jardin d'enfants bu ñu mën a jox wala CI dem primaire jóge fa dem secondaire après ñu dem fexe ba am bac et cetera dem ENEA ba nag léegi am seen diplôme d'administrateur civil ba foofu moom affaire yi il faut nga dem di inscrire di jàng di def examen. exactement décret président voilà comme loolu tamit exactement voilà loolu voilà c'est-à-dire que dafa am foo xamante ne ba foofu moom mérite lay doon. loolu effort personnel la mais boo xasee ba yegg fenn fi moom loolu après mérite loolu comme ni nga wax ni décret rek la maanaam ay décret présidentiel ak yooyu ñoo lay def préfet wala ñu def la général wala ñu def la voilà wala ñu fal la gouverneur wala ñu def la ambassadeur wala yooyu mais li ci suuf il faut nga def effort yi tax nga yegg foofu moo tax nag mu ne la nag léegi kon bul wut par exemple di nekk général par exemple parce que loolu bul ko wut bul sax koo nekk général fexeel rek yow ba nekk colonel après nga toog bu la dara yitteel lu dul nekk ci service bi loolu moo war a nekk sa objectif mooy na ma nekkal yàlla loolu mooy sama objectif du fatxu du jagle du particulier du yéeg ci maqaama sàngam ak sàngam du nekk xutbu wala bokk ci afraad yi wala bokk dee nekk ci mafatihul kunuz yi loolu sama objectif mooy yàlla jeex na parce que loolu sax moo ëpp doole maqaama yooyu de loolu moo ëpp doole maqaama yooyu ngeen di dégg moo tax mu ne mu indi aaya bi wax laa tamuddanna aynayka bul di maanaam sa bët yi bul koy xool fu ne di ko ubbi fu nekk nga jëm ko maanaam di wut leneen lu dul fii rek aaya bi bu wax mooy di wut affaire àdduna mais fii tamit maanaam même ndekete ci nitu yàlla yi sax seen bopp ñoom dañoo am maanaam di wut leneen lu dul yàlla waroo faa nekk di xool sa bët di wuti ci leneen lu dul yàlla mu ne naxahu anil iltifat li ghayri xaalati allati huwa fiha mu ne moo tax yàlla foofu kon dafay tere jaam bi ci muy gestu
bépp xaal di jëm ci bépp xaal boo xamante ne bokkut ak xaal ba mu nekk fallahu taala yusilu bi jinsi ma yaqta'u bihi na ngeen xam ne yàlla moom aji kawe di day jokkale nit ci moom ci jëmmi xeetu mbir mi nga xamante ne moom lay doge nit ki allah wa yahdi bi jinsi ma yadullu bihi day gindee nit ci jëmmi ci même xeetu mbir mi nga xamante ne moom lay sànke loolu xoolal alquran xam nga alquran nee na yahdi bihi kathiran wa yadullu bihi kathiran ci alquran ci la yàllay jaare gindi ñu bari mais ci alquran ci lay jaare sànk ñu bari d'ailleurs boo leen xoolee kuréelu bid'a yi boo leen ci dégg lu ci ëpp li tax ñu sànku mooy compréhension bu bon bi ñu am ci texte mauvaise compréhension bi ñu am ci yenn textes yi nit ki noonu am na ñoo xamante ne bu ñu gisee alxuraan ak yooyu ñoom jàppuñu ne maanaam ñoom dañuy gën a convaincre ci kéefir gi ñu ne maanaam ñoom dañuy gën a réconforté wu ñoom ci kéefir ga ñu ne am na ñu mel noonu moo tax yàlla day jaare di gindee ci jëmmi mbir mi nga xamante ne moom lay sànkewaate day jokke nit ci jëmmi mbir mi nga xamante ne moom lay daggayaate allah mu ne an nuuru xijaab na nga xam ne leer kiiraay la leer ci jëmmi boppam kiiraay la buy dox sa diggante ak sa borom wa zulmatu xijaab lëndëm gi tamit kiiraay la fala tanzur ilal musabbib bul xool mukk non ilal musabbab bul xool mukk li nga xamante ne maanaam moom la ñu sababal wala tax daakal asbab bu la sabab yi tamit lor maanaam bu mu la nax bokk bu mu la nax fa man waqafa ma'a shay'in hujiba bihi képp koo xamante ne benn mbir moo la préoccupé nga taxaw ci loola rek fixé ko loola moom ngay ki moo lay yiir xoolal d'ailleurs dañ koy joxe exemple am na proverbe tubaab bu koy wax tey su fekkente ne damay jël sama baaraam bi dañ ne baaraam bi su ma nekkee di joxoñ weer wi ki ñàkk xel moom au lieu mu xool weer wi mais moom baaraam bi lay nekk di xool ce qui fait que moom du gis lan du gis weer wi ah du dëgg ah su ma def ah mooy joxoñ weer wi ki ñàkk xel moom baaraam bi lay nekk di xool te xamul ne lan mooy objectif bi weer wi tey su ma nee par exemple damay dem Paris ndax dafa am ku ma fay labat moo ma yóbbu Paris joo jooja moo tax ne day seeti ji jooja ah Paris ma ni bu may dem Paris nag nee nañ ma li gën a gaaw li gën te moo gën a mooy fatigant parce que bu ma fay dem fu ma neex laay taxaw maay moom sama bopp dégg naa oto la ma ne naa dem wuti ji oto bu ma demee wuti ji oto dégg nga mortal la kon wuti oto bu mu demee wuti ji oto après mu toog ne comme tey la waroon dem mais tey du dem tey du xëy du dem quoi léegi day xaar ba bon parce que dégg na ni pneu parce que pneu oto bi dafa am problème donc il faut que ñu pomper ko bu baax mu dem jël oto bi jël pneu bi di ko pomper après mu gis ne couleur oto bi kat vraiment gis na ni joo bu xoolee couleur bi gis na ni couleur bu weex moo ko gënal couleur bi oto bi instant bi mu am kon il faut mu peinture oto bi peut-être que looloo gën mu nekk di peinture oto bi après mu gis ne dégg gis na ni bu changé woon moteur bi bu joo déggee moteur bi ni muy defee noonu day tax joo gën mu ne naa changé moteur oto bi ah mu ne après mu gis ne mu ne mais chaise yi photo yu oto bi affaire bi daf bu ma ko defoon cuir ci lay dàqe ca gannaaw maanaam un mois après
maanaam yow 1 mois 2 mois 2 ans 3 ans après moom mi ngi ci di toppatoo mbiru oto bi te xamul ne objectif principal bi nekkul woon oto bi mais objectif principal mooy na ci gisi di joo te tey la war a dem ci joo ah waaw fa la fekk ñu maye joo waaw maanaam exemple boobu maanaam mooy ne ci li nga taxaw loolu noonu kiiraay la même bu dee leer la maanaam même bu dee ci au départ loolu moo la waroon a yóbbu ci yàlla mais yow loolu nga préoccupé wu te xooloo ni yàlla mooy objectif bi du affaire bi leneen loo fi nekk di ci xool lu mën a doon te du yàlla xamal ni loolu da lay tardeel kiiraay lay nekk sa diggante ak sa borom. moo tax mu ne fa man waqafa ma'a shay'in hujiba bihi képp ku taxaw ak mbir mu ne loola dañ koy yiiree loola da tax du dem ci yàlla. mu ne fa law attalaka ala khaza'ini mulkihi wa malakutihi faqul la abghi siwaka bu la yàlla wanoon maanaam magasin yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguuram ak moomeelam gu yaatu yépp bul ko bàyyi xel neel yàlla man awma beneen objectif ku dul yow walaw attaaka ala anwaari asma'ihi wa sifatihi wa radita faqad hajabaka biha anhu yàlla bu la wanoon turam yi maanaam bu la wanoon secret yi nekk ci turam yi ak meloom yi moom yàlla nga gërëm loola nekk ca loola xamal ni loola kiiraay lay doon bu tax ba doo dem ci yàlla allah 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 fallahu taala akramu min karamihi yàlla moo gën a tedd terangam wa aghna min ghinahu moo ëpp woomal maanaam moo ëpp richesse que richesse am wa arhamu min rahmatihi moo gën a moo ëpp yërmandeem moom yàlla wa arda min ridaahu moom moo ëpp ngërëmam mu ne kon nag fala taqna illa billah lii nag da koo def maanaam en gros caractère maanaam daka nan lañ koy wax non kii wunu daka def en gras fala taqna illa billah bul doy loo ludul ci yàlla na yàlla rek bul ne oui bon lii ça c'est suffisant voilà nga doylu ci lool déedéet na la yàlla rek doy leneen lu mën a doon xamal ni day dox sa diggante ak yàlla sa objectif na nekk rek kan yàlla mu ne fal abdu yarda an illahi taala fi kulli xaalin yuqimuhu fiha mu ne jaam bi nag moom en tant que jaam day nekk koo xamante ne day gërëm maanaam day gërëm lépp lu tukkee ci yàlla ak bépp xaal boo xamante ne maanaam ci xaal bépp bu xaal boo xamante ne yàlla daf ko ca teg fal haqqu ta'ala a'lamu bi masalihihim minhum yàlla moo gën a xam li yéwénal jaam yi ke seen bopp ñoom ci seen bopp fala yaf'alu bihim illa xayran kon nag du def ci ñoom lu dul li nga xamante ne yiw la fal hikmatul ilahiyyati kamilatun fi i'ta'i ma a'ta maanaam xikma sagesse xereñu borom bi bu tukkee ci borom subhanahu wa ta'ala dafa mat sëkk dafa mat ci joxe lépp loo xam ne daf koy joxe wa man'ahu ma man'a ak ba di xañe lépp loo xam ne daf koy xañe mu ne fal akmalu fi haqqil anbiya li gën a mat ci àqu ñi nga xam ne ñooy yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam mooy an-nubuwwa mooy ñu nekk mooy mu jox leen prophétie prophètes yi li gën a mat ci ñoom mooy mu jox leen prophétie wa fi haqqil wali al wilaya waliyu bi tamit li ëpp doole ci moom li gën a mat ci moom mooy wilaya moo tax yàlla tamit jox ko wilaya wa fi haqqil mu'min al iman ki nga xamante ne moom mooy aji gëm ji li ëpp doole ci moom li gën ci moom mooy lan ngëm yàlla wa fi haqqil alim al ilm boroom xam-xam bi tamit li gën ci moom di gën a mat ci moom mooy xam-xam moo tax yàlla tamit xam-xam la ko jox wa fi haqqil muhtarif al hirfa ki nga xamante ne moom mooy boroom métier bi
moom it li gën ci moom mooy métier moom mooy mu jox ko métier. wa fi haqqil ghayril muhtarif adamuha ci àqu ki nga xamante ne moom it amul métier mooy mu ñàkk am métier moo gën a mat ci moom maanaam moo gën a parfait ci moom. mu ne wa hakaza fa talabul abd al intiqal min al halati huwa alayha ikhtiyarun ghayru makhtar Allahu lahu. mu ne nag toppal ma loolu kon nag jaam bi nga xamante ne jaam bi sàkku gi muy sàkku di toxu ci xaal bi nga xam ne moom la ko yàlla teg kooku ak tànneef la maanaam c'est comme si dafa tànn lu bokkut ak li ko yàlla tànnuloo ko. wa huna fa huwa yadda'i annahu a'lamu bi masalihihi min Allah boobaa nag dafa mel ni kuy woote woone maanaam dafa nekk en réalité di woote woone moom moo gën a xam yàlla ci li gën a yéwén ci ay mbiru boppam moom. wa kafa bihi jahlan wa kufran te loolu doy na ko réer ak kéefër. lii nag nañ xam ne maanaam niveau de compréhension la quand même boo xamante ne parce que instant bii nii ñu ngi ci ban niveau ban cadre la ñuy waxee cadre ihsaan la ñuy waxee mooy di sellal di xam yow ban état d'esprit nga war a doxe boo bëggee sa digganteeg sa borom yéwén ci cadre boobu lañ nekk di waxe mu ne wal abdu yanzuru ila ma arada Allahu izharahu fi kulli waqtin jaam bi moom day xool li muy xool mooy ana maanaam ci lan la yàlla namm ci moom yàlla lan la namm feeñal ko ci loola ci waxtu wu ne moom jaam bi moom loolu rek lay xool. mu ne wa yusallimu lillahi fihi mu daal di nag jébbalu ci yàlla foofu ci mbirum booma maanaam mu jébbal léppam yàlla. wala yamilu qalbuhu ila izhari ghayrihi mimma yuhibbu te it xolam du dana fexe ba xolam du ko jéngal lu dul ci li nga xamante ne moom la ko yàlla yi maanaam ci di feeñal leneen lu bokkut ak moom la yàlla bëgg ci moom. mu ne fa in kaana maradan est-ce que fa in kaana maradan fala yatamanna yanna sihha su fekkente ne dafa feebar bu mu mébét sax ak wér. wa in kaana faqran maanaam bu dee ak maanaam wa in kaana faqran fala yatamanna yannal ghina bu fekkente ne tamit li nga xamante ne moom la yàlla gërëm ci moom ba teg ko mooy ak ñàkk bu mu nekk di mébét bokk ci ñu riche ñi ak woomal. wala yunkiru ala ahadin salaka tariqan ghayra tariqihi maanaam bu mu dee nga tamit kenn koo xamante ne dafa sóobu benn yoon bu bokkut ak yoonam fala ya'taridul faqih ala an-nahwi ki nga xam ne borom xam fiqh la bu mu nekk di diingat di gaaral ki nga xam ne moom naxwu la xam wala al-muqri ala al-usul yi ki nga xamante ne moom alquran lay jàngkatu alquran la bu mu nekk tamit di gaaral ki nga xamante ne moom usul fiqh la xam usul la jàng wala al-faqih ala as-sufi wa bil aksi mi ngi noonu borom xam fiqh bi bu mu nekk tamit di gaaral ki nga xamante ne moom mooy suufi bi ni ki noonu contraire bi tamit mu ne li anna li kulli firqatin istilahan fi ma baynahum la ya'lamuhu ghayruhum ndax lan mu ne ndax kuréel gu nekk dañoo am istilah dañoo am ay terminologie ay jargon technique yoo xamante ne seen biir ñoom ñoo ko xam loolu moom moo tax tey bu boroom xam-xam fiqh bi waxee dara boroom xam-xam usul bi du ko mën a wax ne ko li nga waxee du nii boroom xam-xamu tasawuf bi am na nu muy waxee moom ki nga xam ne moom naxwu rek la xam moom mënu ko gàggante parce que bokkuñu maanaam dafa may terminologie yoo xamante ne xam nga tey mën nañu joxe benn comme travail xam nga travail ki nga xamante ne moom peut-être xëy na linguiste la quoi lañ ko mën a waxe moom li mu ciy gën a gis bu ñu waxee le travail wala le commun des mortels ni mooy liggéey rek liggéey du dëgg mooy liggéey du boo demee ci médecin gynécologue yi ñoom travail benn étape lañ koy tuddee ci étape bu jigéen ji buy war a jur doom du dëgg boo demee ci physiciens yi ñoom bu ñu waxee travail benn énergie la boo xamante ne moom la benn force di def ci benn distance donnée
maanaam bu ñu jëlee benn jëlee ko ci benn point yóbbu ko ci beneen point du dëgg pourtant loolu yëpp travail lañ koy tuddee léegi nag comme tey par exemple bu fekkee ne gynécologue bi dafa ñëw daal di ñëw ci physicien bi daal di ko est-ce que mën nga ma wax lan mooy travail physicien bi daal koy wax li mu xam moom gynécologue bi ni ko waxoo dëgg day juum du dëgg wala ki nga xamante ne moom mooy ñi dul maanaam ñi amul benn spécialité ñoom bu ñu ñëwee ne waa ji est-ce que xam nga luy travail ni gynécologue bi xam nga luy travail gynécologue bi explique li mu comprendre moom ci travail waa ji naan ko non ça yow ndekete xamoo dara yow ndekete déggoo sax français en réalité dañoo bokk maanaam kenn ku ci nekk dafa am yoonam dafa am lu muy ba pare d'ailleurs am non seulement loolu dafa am mais dafa am tamit loo xamante ne ay mots yoo xamante ne dañ koy utiliser fenn ci benn domaine te duñ ko utiliser beneen domaine comme tey bu ma nee manque mooy ak ñàkk maanaam benn maanaam loo xam ne dafa ñàkk tey par exemple bu ma xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñooy biologistes yi ñoom carence la ñuy wax carence maanaam mooy affaire bi du dëgg bu ma demee ci kii géographie ñoom maanaam économistes yi ñoom duñu wax carence am na beneen mot bu ñuy utiliser dafa teewul sama xel mais bu ñàkkee maanaam loo xam ne dañ naan lii dafa déficit voilà ñoom déficit la ñuy utiliser xam nga tey pourtant da ngay gis ne ñoom li ñuy wax yëpp lu maanaam lu wàññeeku la ñuy wax maanaam loo xamante ne donc moo tax kenn ci ñoom mënul gaaral morom mi noonu la demee ñi nga xam ne ñooy dem ci yoonu yàlla tamit noonu lañ mel kenn ku ci nekk dafa am yoon bu la yàlla sóob de telle sorte que doo mën a nekk di contredire keneen ki nga xam te ne bokkoo leen yoon te keneen ku dul ñoom xamu ko nag loolu mu ne wa zalik mu ne waaye nag mu jël benn garde-fou boo xamante ne mooy préciser affaire boobu mu ne wa zaaka kulluhu idha tunibatil muharramat lii yëpp nag mooy bu ñu moytandi ko bu ñu soree bu ñu teetee sori bu baax li nga xam ne mooy yu xaram yi nit nag mënu laa wax ne c'est que ñun boo ñëwee suñu tarixa wala boo ñëwee ci suñu tarbiya bi ñuy def wala suñu sëriñ nangam daal di wax ne mën nañoo def lii te fekk loolu dafa xaram ci sharia déedéet loolu du mën ne par contre bu ñu génnee yi nga xamante ne ci sharia daf ko xaraamal ñoom am nañu ay façon yi doxalin ak i façon yi terminologie yoo xam ne kenn mënu gaaral sa moroom ci loolu parce que yoon bi leen yàlla sóob moo bokkul dégg nga mu ne wa illa mu ne gis allahu akbar wa illa fa law ra'ayna suufi yamshi ala al-ma'i wa yatarabba'u fi al-hawa'i fala na'ba'u bihi illa in imtathala amra allahi ta'ala wajtanaba nahyahu mu ne bu dul loolu rek xamal ne bu ñu gisoon ab suufi nitu tasawuf muy dox ci kaw ndox mi ak farankulaay ci kaw air bi bu ñu gisee ab suufi nitu tasawuf mu lan dox ci kaw ndox mi wala mu lan farankulaay ci kaw air bi mu ne duñu ko bàyyi xel lu dul su fekkente ne dafay jëfe ndigalu yàlla yi ba pare di sori li nga xamante ne moom la yàlla tere ci cas de figure boobu rek la ñuy bàyyee xel li muy def lañ naan kii de li mu def kéemaan la ci cas de figure boobu lañ koy bàyyee ci ngay comprendre ne entre parenthèses parfois ñun suñu mauvaise compréhension daf ñuy yóbbee ci ñu gis ab yéeféer sax def loo xamante ne bokkul ak li yàlla bëgg mais peut-être que xëy na am na ay njabar yu muy def ay yenn affaires yu muy def ba tax muy def loo xam ne peut-être day kéemaane parce que day génn cadre ordinaire ñu naan kooku may yàlla la àndal alors que déedéet kooku cadre seytaane la ne segam jullit bii nga xamante ne moom la ñuy wax ne suufi la sax mooy day sell bu toppul ndigalu yàlla bàyyiwul tereem yi yooyu muy def sax ñun duñ ko mën a tuddee kéemaan duñ ko bàyyi xel sax lan ngay xalaat ci yéefir mu ne wa'lam anna i'tirad al-khalq ba'duhum ala ba'd idha kana bi niyyati sahihati fa huwa sababun li taraqqiyatihim wa tanazzufihim
min raza'ilil axlaaq allahu akbar li annahum lam yazaalu bi xayrin ma tanaasaxu mu wax lu am solo mu ne na nga xam ne gaaralante maanaam contredire yi nga xamante ne voilà contredire lay teg al-i'tirad mooy contredire le fait que ngay contredire kenn di opposé wu ca yow mu ne bi nga xamante ne moom la mbindeef yi di def ñoom seen biir su fekkente ne yéene gu sell moo leen ci yóbbu maanaam te loolu lu mat a bàyyi xel na mu ne na ngeen xam ne loolu sabab lay doon maanaam ci yéene gu sell moo leen ci yóbbu maanaam dañoo am yéene rek conseiller nasiha laa biir bu dee looloo leen ci yóbbu mu ne na ngeen xam ne loolu sabab lay doon pour ñoom ñuy yëkkati ko di jëm ci yàlla ba pare sabab lay doon ci lan ci ñuy gën a laab di sell di set ba ci lépp loo xamante ne raza'ilul axlaaq la maanaam mooy jikko yu ñaaw yi day tax ñuy set ci jikko yu ñaaw yi mu ne ndax lan mu ne ndax du ñu nekk ci yiw feek du ñu deñ di nekk ci yiw feek ñi ngiy laabirante maanaam ñi ngay conseiller wante nit ñi du ñu deñ di nekk ci yiw ci kaw loolu kon ci la ñuy xamee benn affaire léeg-léeg nga gis koo xamante ne xëy na moom li gaa yi di def comprendre ko gaa wala li gaa yi di wax ci mooy lu aju ci wàllu ñu gaa yi nekk ci tarixa yi wala yooyu li ñu nekkee wala ñu koy wax wala ñu koy def moom comprendre ko mais yéene moo ko yóbbu parce que moom jàpp na ni daal li mu gis boo wuute naa yu nekk nga noppi lañ wax moom li mu gis mu dëppook li nga xam ne mooy téere yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wuute li gaa yi di def wala ñu koy wax kooku waaw dama waaw léegi gaaralante googu maanaam kon maanaam gaaralante googu noonu contredire boobu ñuy contredire kii ak maanaam bu fekkente ne yéene gu sell moo ko ci yóbbu ba mu naan ah yéen kat lii ngeen di def baaxul nangam diine waxu ko sharia kiiwul wuute nag sunna et cetera su fekkente ne yéene gu sell boobu moo ko ci yóbbu ci laaya biir ci conseiller na xam ne loolu yiwu lay doon maanaam loolu da koy laabal da koy sellal da koy gën a yokk niki noonu tamit suufi bi noonu bu waxee keneen ci leneen wala nit ki de toute façon comme tey nit koo xamante ne dafa wax wala muy def loo xamante ne ci bëtu nit ñi jaaduwul fekk xëy na teg na ko moom ci xaqiqa boo xamante ne nit ñi comprendre uñ ko day laabal ki nga xamante ne maanaam ba pare day yëkkati maqaama yi ki nga xam ne moom moo koy jéem a orienté waat ci lu baax su fekkente ne kooku yéeneem lu sell la loolu nag ci nga xamee ne maanaam mi doon non bàyyi ko xam nga loolu maanaam affaire am la ak non nañ ko bàyyi ndax loolu la sentir daal waaw wala looloo ko neex wala noonu la gisee déedéet du noonu foog ñuy lan ñuy jéem a digle lu baax ak di tere lu bon comme ni nga xam noonu la ko Alxuraan waxe léegi ñu jeexale ci beneen xikma bi mu ne maa taraka min al-jahli shay'an man araada an yuhditha fil waqt ghayra ma azharahu Allahu fii maa taraka min al-jahli shay'an man araada an yuhditha fil waqt ghayra ma azharahu Allahu fii maa taraka bàyyiwul min al-jahli ci réer shay'an dara kan man ki nga xamante ne araada dafa nam ma an yuhditha ci mu xew fil waqt ci waxtu wi ghayra ma lu bokkut ak li nga xam ne azharahu feeñal na ko Allah bur yàlla fii ci waxtu woowu ki nga xamante ne dafa bëgg liy xew nii jamono jii nii wala li yàlla nekk di feeñal moom dafa bëgg leneen feeñ au contraire leneen nekk leneen manifesté wu kooku bàyyiwul ci réer dara ndax dafa réere lan sagesse yàlla màggaay yàlla kàttanu yàlla dogalu yàlla àtteeg yàlla la réere xamul ne yàlla moom day def lu ko neex te lu xew loolu moo war a xew léegi mu ne lii mu ne innama hiya iradatullahi wa anta turidu biha xamal li lépp loo xamante ne xew na fii nag ñu préciser benn affaire bu ñu nee waxtu ci suuf yi fii liñ ci namm waxtu bi
mooy àtteb yàlla àtteb yàlla lay teg moo tax ñoom ñu daan wax tamit comme tane al waqtu ka sayfi illam taqta bihi qata'ak waxtu maanaam jubluwuñ ci temps dafa mel ni jaasi boo ko daggewul ñu dagg mu dagg la mooy ñoom liñ ci jublu foofu moom mooy àtteb yàlla ci boppam li yàlla feeñal ne lii moo war a xew loolu noonu yow comme jaasi la mel parce que jaasi dafa am ñaari partie dafa am partie bu nooy mooy fi ñuy téye ngir dagge am partie bi nga xam ne dafa tranchant moom day daggee moom mooy foofu noonu léegi nag su fekkee ne da ngaa d'accord ci li yàlla dogal mooy da nga kaa jàppee ci fi nga war a utiliser bu boobaa da nga ci mën a daggee di ci utiliser sinon boo jàppee beneen partie bi mooy nanguwuloo ko nga utiliser maanaam nanguwuloo mbir mi ngay mel ni kuy opposé wu ci dogalu yàlla booba da lay dagg même bu dee mën nañ ko déggee aussi comme de manière générale waxtu comme ni ko ñëpp déggee mooy temps comme jaasi la mel mooy soo ko utiliser wul pour def ci dara moom mooy utiliser moom day du la xaar quoi en fait waxtu wi le temps moom da lay utiliser contre yow dégg nga moo tax mu ne liy xew innama hiya iradatullah wa anta turidu biha xamal ne sa namm gii nga xam ne moom nga amee maanaam sa volonté bi nga am xamal ne volonté ak yàlla la mais nag yow yaa koy nammee maanaam namm yàlla la mais yow yaay nammee jaare ci moom wa mashi'atu wa anta tasha'u biha coobareeb yàlla la waaye yow ci yow la koy jaarale ngir nga soob ko wa ma ja'ala Allahu dhalika illa lil insani xamal ne nag yàlla defalul loolu lu dul nit donc la may muy am ay bëgg-bëgg ay bañ di dogal di dindi di nekk buur di bummi nit la ko yàlla may fala iradata li malakin wala li ghayrihi xamal ni namm ko volonté malaaka amu ko keneen ku dul malaaka tamit amu ko fa iradatullahi madiyatun fi xalqihi sawa'un ta'atan aw ma'siyah xamal ni namm yàlla nag day wéy ci mbindeef yi moo xam loolu topp yàlla la wala mooy yàlla la lépp lu yàlla namm ci nit ki maanaam volonté yàlla day moom mooy exécuté wu loola tax volonté yàlla mooy exécuté wu abadan nga muy lu baax wala lu bon muy topp yàlla wala mooy yàlla volonté yàlla rek kay am fala yuti'u ta'i'un wala ya'si 'asin illa bi iradatihi ta'ala xamal ne kii topp yàlla du aji topp ji du topp yàlla niki noonu aji mooy ji du mooy yàlla lu dul ci namm yàlla volonté yàlla rek mooy tax nit ki nekk ci lu baax wala mu nekk ci lu bon lépp c'est parce que dafa neex yàlla maanaam dans le cas contraire mooy la parce que su neexul woon yàlla du am parce que le simple fait que loolu la le fait que nit ñi di def lu bon nga leen di gis ñuy def yu bon dafa fekk ne dafa neex yàlla parce que su neexul woon yàlla ñooñu du ñu def yu bon yooyu duñ ko def le fait que nga ni affaire bi de neexul yàlla dafa wuuteeg volonté yàlla mais pourtant xew na c'est comme si mooy yàlla dañ ko obligé ci muy accepter triste réalité yi maanaam c'est comme si dañ ko contraindre léegi te xam nañ ni yàlla dara du ko contraindre moo tax mu indi aay bi fa'aalun limaa yurid jëfaakoon la ci lépp loo xamante ne moom mooy coob maanaam moom la nam lépp lu yàlla nam loolu abadan mooy xew aaya boobu mu ne wa hadhihi iradatu la yastati'u ahadun mukhalafataha ta'ti min Allah ta'ala ila khalqihi ra'san mu ne te gis nga namm yàlla googu amul kenn koo xamante ne am na kàttan ci mën a wuuteeg moom day dëkk ci kanamu nit ci maanaam lu ñu daan dafa tombé ci bopp bi daal maanaam tombé sur la tête loolu la maanaam dafa ñëw rek xew ruñ moom du man dara amul lu mu mën a wuuteeg namm yàlla moo tax gis nga nit ki sóobu li mu lay jariñ mooy en tant que itinérant maanaam kuy sóobu di dem ci yàlla nga xam ne même boo dee def effort pour bañ a def bàkkaar yi yàlla bu la tegee bàkkaar tamit nga xam ne lii mooy coobareem day wane rek sa faiblesse en tant que doomu aadama même bu dee gërëmoo ko mais nga xam ne yàlla la neex nga tuub rëccu ko dem continuer sa yoon mu ne amma amruhu ta'ala fa hiya awamiruhu bi fa'al wala tafal xam nga léegi nag muy indi différence bu am entre coobare yàlla maanaam mooy volonté am ak ndigalam maanaam entre sa volonté et son ordre am na différence mu ne ndigalu yàlla nag mooy
lim naan defal ak bul def. yàlla mën na bëgg dara ci yow ba pare ne la defal dara fekk contraire bi la bëgg ci yow comme tey bu ne nit ki xam na ni nit ki yàlla da ko bind ba pare yàlla bëgg kooku nekk koo xam ne du julli abadan te pourtant digal na ko julli su julliwul day am bàkkaar parce que digal na ko mais li yàlla namm li yàlla bëgg ci moom mooy muy bañ di julli du julli parce que da koo manul c'est-à-dire que loolu dogalam lay doon maanaam mënul bañ a julli mënul julli parce que yàlla loolu la dogal ci moom loolu la bëgg ci moom mooy muy bañ a julli ànd ak ne yàlla digle na ñuy julli xam nga digal gi mu dugale ñuy julli ñëpp ci dugg kenn génnu ci ànd ak loolu am na ñu dul julli ñi dul julli sax parce que yàlla moo bëggul ñuy julli en fait gis nga différence entre volonté bi ak ordre bi volonté bi moom fokk day am yàlla bu bëggee dara loola day am li mu bëgg day am mais mën na digle dara ba pare nga gis nit ñi di ko bañ a def mën na tere dara nit ñi ne ca mais li nga xam ne moom mooy li xew mooy li mu bëgg loola xew lu mu bëggul mu xew loola du xew mu ne fal awaamiru qad ya'saha al insanu wa qad yuti'uha mu ne moo tax ndigal yi yàlla digle nag léeg-léeg nit ki mooy ko léeg-léeg mu def ko wa hiya ta'ti min allahi ta'ala ila xalqihi an tariqi rusuli thumma al ulama mu ne te ndigle yi ak tere yi maanaam digle yàlla yi dañuy ñëw ci nit ki ci yoonu yenent yi alayhi salaam topp boroom xam-xam yi maanaam ci yoonu yenent yi la après yenent yi bu ñu fi jógee ci yoonu boroom xam-xam yi mu ne fa man asal amra faqad ataa al irada képp koo xamante ne dafa mooy ndigalu yàlla li tamit xamal ni dafa topp na coobare yàlla nam bu fekkente ne li nga def dafa wuuteeg li la yàlla digal itam xamal ne wuutewul ak li yàlla bëgg mu am wuutewul ak volonté topp nga volonté mu ne nag wa hani'an liman kanat iradatullahi fihi ta'a wa ya xasaarata man kanat iradatullahi fihi al-ma'siyah mu ne maanaam nañu tatagal mooy bienheureux mooy honneur soit voilà ak ki nga xamante ne moom namm yàlla ci moom mooy mu topp yàlla waaye woonaa maanaam kon woonaa tatagal naa terangay ki nga xam ne moom li yàlla namm ci moom mooy lan mooy mu topp yàlla ndax loolu day daal di xew waaye yéemu naa ci ñàkk maanaam ci pertange ki nga xamante ne ak toroxtaange ki nga xam ne moom li yàlla namm ci moom mooy yàlla kon ñu yam ci ñetti xekam yooyu pour tey partie bi nag damay préciser ni dafa bokk ci partie yi gën a compliqué ci téere bi partie bu compliqué la comprendre loolu la lan lan si lan nga ko xaaral non mais waxal li nga comprendre loolu non c'est que nit kiy def lu bon il faut ñu comprendre benn affaire nit kiy def lu bon maanaam foog nga déparé ci ñaari principe bu njëkk bi mooy ne yàlla ci boppam li mu bëgg ala kulli xaal loolu yam est-ce que d'accord nañ ci loolu maanaam dafa impossible yàlla bëgg dara xew ba pare loola du xew dafa impossible loolu mooy volonté mooy li mu bëgg mais léeg-léeg mais loolu wuute na ak ndigalam bu ne yàlla bu ne digle naa nangam ak tere naa nangam loolu mooy deuxième concept bi mooy digle gi ak tere gi
li mu bëgg nag moom fokk loolooy am mais mën na digal nit ba pare dara ba pare fekk bëggul kooku def ko mën na ko digal dara fekk bëggul kooku def comme par exemple digal na Abu Lahab par exemple daf ko digal mu gëm yàlla du dëgg wala boog nañ jël Iblis yàlla bi muy wax nañ sujjóotal moom Adama alayhi salaam est-ce que yàlla xamoon na ne Iblis du sujjóot wala xam ko woon xamoon na ne du sujjóot est-ce que yàlla bëggoon na maanaam volonté am mooy Iblis sujjóot wala mu bañ a sujjóot volonté mooy mu bañ a sujjóot parce que su doon volonté mooy mu sujjóot day sujjóot mais yàlla volonté maanaam mooy bëgg-bëgg li mu bëgg mooy Iblis bañ a sujjóot et pourtant digal na ko mu sujjóot maanaam mooy lan mooy règle xam nga tey nit ki bu sàccee xam nga mooy loolu exactement mooy li xew comme naan kii day maanaam comme nit kuy def lu bon naan yàllaa ma ci xiir xam nga loolu dëgg la yàlla moo ko ci xiir du dëgg parce que yàlla la neex muy def lu bon lool mais nag loolu du tax du tere bu par exemple bu sàccee ñu dagg loxo bi par exemple du tere sentence yi dal ci kaw parce que loolu àtte la du tere tamit mu am bàkkaar yàllaa ko ci xiir mais du tere mu am bàkkaar parce que yàlla daf ko digal ne ko bu daf ko tere mu def lu bon rek pourtant mi ngi koy def nga comprendre nga voilà loolu la wallahu a'lam sayyidat Khadija mooy maanaam comme nit kuy gën a àdduna rek. waaw xam nga liir maanaam amul dara. waaw yeneen képp ku judd rek. ngay juddaal islam. waaw islam ngay koy nangu daal. mais yàlla mooy tombé nga am ay waajur ay parents. nekk chrétien wala nekk. juif waaw wala nekk leneen. mais am na ci nag ay kii yoo xam ni ay parents yoo xam ni. chrétien la ñuy doon. am ñu judd nekk chrétien. mais bu ñu demee ba ràññi. voilà dugg ci l'islam voilà. mais volonté yàlla la. voilà loolu yëpp volonté yàlla la yooyu yëpp ay volonté yàlla la li nga xamante ne nag moom par contre la yàlla digal ñëpp mooy nañ dugg ci l'islam. lépp lu am rek volonté yàlla la. voilà lépp lu am volonté yàlla la ànd ak loolu yëpp terewul yàlla ut ay loi yu mu tëral xam nga tey maanaam munuñu ne munuñu ne lépp lu am volonté yàlla la rek ba tax loi du exister kon anarchie mooy exister voilà. léegi. waaw dama amoon benn laaj. waaw bu fekkente ne kii def ihsan moom mooy li nga wax mooy nga toog ci état bi ko yàlla bind. waaw su ko yàlla namee jàll ci benn état dafa fa dem. waaw kon man su ma déglu bu baax par exemple ma am benn problème. ban maanaam ñaan yàlla su boobaa ban fan laa koy def ba xam ne man par exemple am naa problème mu xaalis. est-ce que damay toog ne kon naa toog ci état wu ñàkk xaalis bi yàlla bu na may ma xaalis ma may wala dama war a. waaw loolu lañ la wax ne la léegi lu ci nekk yàlla fi mu la teg day am ay mandarga. lenn lu ci nekk day am ay mandarga ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi def sabab ñooñu seen mandarga mooy ñoom buñ ci nekkee dañuy gis dañuy ànd ak féex maanaam dañuy ànd ak féex maanaam dañuy sentiru bien ci xaal boobu di mën di ba pare dañ ciy def lu baax ba pare day tax ñu mën cee moytu di ko di ci sori lu bon kooku mooy wane ni kon yàlla ci ñoom la ko boole. amaa ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nga xam ne ñoom ñooy ñi futteeku borom maanaam tajrid yi ñooñu noonu ci bu ñu nekkee ci seen xaal boobu nga xam ne demuñu sàkku ñu samul wuñ defuñu dara ci la ñuy yëgee ni féex nañ seen xol dellu ci yàlla kese wiiru ci yàlla kese di maanaam nekk ci lu baax di sant yàlla fu ñu toll seen xol di delluwaat ci yàlla ànd ak ne seen lépp loo xamante ne maanaam lépp lu ñu war a am rek da ngay gis affaire da leen ci fekk si naturellement ñu xam ne kon lii mandarga la buy wane ne kii moom yàlla fii la ko teg maanaam leen lu ñu dafa may mandarga waaw. ñaan yàlla laa wax dans ce cas nan laa koy analyser ndax dama war a toog naan yàlla problème bi. xam nga ñaan yàlla ci boppam jaamu yàlla la déjà il faut nga xam ne nit ki selon maqaama bi mu toll xam nga dafa am ñoo xamante ne ay niveau ñu ndaw ñu la ak borom niveau yu mag yi am na loo xam ne bu ñu koy wax ci borom niveau yu mag yi moo tax ñu wax te loolu dina ci ñëw ci beneen buntu bi. d'accord d'ailleurs moom moo ci tegu sax moom moo ci tegu ci buntu bi ci tegu nii juste mooy exactement mooy fi mu moo ci tegu moom mooy fi ñu war a toll affaire boobu mooy bi mu naan talabuka minhu ittihaamul lahu
wa talabuka lahu ghaybatun minka anhu wa talabuka li ghayrihi li qillati haya'ika minhu wa talabuka min ghayrihi li wujudi bu'dika anhu bàyyi maanaam sàkku gi ngay sàkku yàlla ci dara ci moom xeet la ci xeetu tuumal ko c'est comme si da nga ne moom daf maa fàtte waaye yow tamit nga koy sàkku dafa fekk ne daf laa fàddu moo tax maanaam di wut bi ngay wut yàlla parce que yàlla mi ngi ci yow le fait que nga nekk naan da nga koy wër mooy wane ne daf laa daf laa riir mooy wane ne yow effectivement kon yow jege woo yàlla parce que boo ko jege woon maanaam da nga yëg ni mu la jege mooy liñ doon wax sànq bi ñu tàmbale ma nekk ne yàlla mi ngi ci yow ci sa bopp waaye di dem di sàkku ji keneen nag moom kooku sax ñàkk kersa la ci yàlla waaye tamit sàkku gi ngay sàkku ji ci keneen leneen lu mën a doon loolu mooy sax sori yàlla lay wane tamit mais loolu dinañ ci ñëw ci kii bi di ñëw insha allah mais ala kulli haal mais lii dañ xam ne maqaam maanaam mooy ci maqaamu ihsaan lañ koy waxee amma maqaama yi nga xam ne ñoom ñooy yi ko jiitu loolu il faut ñu préciser ñu leeral ko fii nii ñu nekk nii ci xaqiqa lañ nekk voilà sinon mais d'ailleurs moo tax même ki nekk ci place ci xaqiqa bi ni kii nekk di yittewoo yi moom buy ñaan yàlla day ñaan yàlla te ki muy ñaan moo ko yitteel ndax xam na ne yàlla ñaan gi jaamu yàlla la waaye du li muy ñaan moo ko yitteel moo tax léeg-léeg sax bu fekkente ne yàlla la maam day ñaan waaye moom yàlla du objectif am dem naa seeti ji par exemple bu ma mais loolu nit ñi sax dañ koy bañ bu ma seeti jee nit mu leer ma ni nit ki leer ko ni kii du sama jëmm ko fi indi mais li mu mën a amee ci man moo ko fi indi da ngay gis kooku vol dina xam ne kii daal da ngay waaw quoi moom mi ngi jóge fee ba fee ci seet si ma ndekete du man maa tax mu ñëw fi mais lu mu fi mën a jëlee rek ko fi indi bis maanaam mooy bu yëgul woon ni am na lu mu fi mën a jëlee rek du fi ñëw. non bokkul. déedéet mais mi ngi mel ne tey yow man ma seet si la man la baal de tey suba dinaa la seet si nga ne waaw xam nga yow le fait que nga yëg ne dama lay seet si parce que yow la bokkul ak nga yëg ne dama faa ñëw parce que daa am soxla bu ma fa indi. voilà ndax dafa am sa rakk bu jigéen bu ma nekk bu may seet si moo tax ma la naa la seet si en réalité seet si wu ma la du benn du benn yàlla tamit noonu la maanaam ki nga xamante ne yàllaa ko yitteel moom la lay wax ni bul préoccupé wu ci leneen lu dul yàlla loolu moom lay kii nii entraînement lu ay réalité la yoo xamante ne dañuy bon en tout cas nañu fexe daal ba jotaay bii di ñëw insha allah ñu jéem a kii affaire bi takk ko jéem ko kii parce que partie bu compliqué la mais yeneen partie après day simple insha allah buñ jàllee traverser partie bi rek